asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak ña dëkkee ca kër Samba Lawbe di village bu nekk ci boori Mbuur ñoom nag mbirum ndox daal la ñu ci am jafe-jafe yu tar ndox mu sell mu ñu mën a naan gisuñu ko fi mu toll nii tamit leneen li nga xam ni moom moo leen naqari moo di ni courant bi ak haute tension yi jaar ci diggu dëkk bi tiim seen i dëkkuwaay ba tax na loolu daal jàpp nañu ni seen karange wala seen bakkan mi ngi ci xottu nen ba tax na ñu ngi ci woo askan bi pour ñu wut ci ay saafara rawatina nguur gi. mouvement Y'en a marre demoon nañu jàkkaarloo ak directeur général bu Sénélec waxtaan ak moom ci yokk gi ñu ràññee ci tarif Illimix yu orange yi ki nga xam ne nag moom moo di directeur général bu Sénélec moom xamle na ni daal dinañu jël ay matuwaay ak i tamit seet weer wi di ñëw nu ñuy def ba loolee ñu wàññi ko ba askan bi gis ci seen bopp. bés bi ñu jagleel woy laago yi niki tey la ñoom ñi nga xam ne nag dañuy dund ak laago nee nañu daal am nañu ay jafe-jafe lool rawatina ci wàllu dem beeg dikk bi di wote yi ndax kenn bàyyiwu leen xel ba tax na ñoom ci seen bopp nag ñi ngi sàkku ci nguur gi ñu wutal leen oto yu dëppoo ak seen nekkin oto yu nga xamante nii tamit buñ ca dee yéeg du ñu am yenn jafe-jafe ndax oto yu bëri la bokk transporteur yu bëri dañ leen di beddi bu nee saa ñu faram-fàcceel leen xibaar yi. niñ leen ko waxee woon ci boppu xibaar yi ñu dëkkee ca kër Samba Lawbe jafe-jafe ndox la ñu am rawatina ndox mu sell mu ñu mën a naan ñoom nag daal fi mu toll nii sonn nañu lool ndaxte lu ne la ñuy daj ngir am ndox moomi le rax ca dolli yi tamit seen dëkk ba courant haute tension bi moom moo leen tiim guddi gu nekk muy xuy ba tax na fu ñu toll seen fit mi ngi ci seen diggu bopp seen bakkan nekk ci xottu nen ñoom nag ñi ngi ñaan ñii di nguur gi ñu daal di jël ay saafara ci ñaari mbir yooyu di ñàkkum ndox ak courant bi nga xam ne daf leen di tiital saa su ne Mountaga Kane. am ndox ci kër Samba Lawbe luy jafe-jafe waa kër Samba Lawbe lu ne la ñuy daj ngir mën a am ndox. jafe-jafe bi daal li ci ëpp mooy manque ndox première ndox mi manqué na amuñu robinet te gis nga tey na fi nekk fii sama teen bi fii nii dafa duy ndox ba fees daa mel ni xawma xoroma ci sotti ko fii naanatuñ ci sax te ñi ko fi am bëriwul fii ne nit yi sareet yi dañuy jóge Mbuur di jaay si ndox. am nañu forage mais forage bi dafa paanan bi mu paanee ak léegi nag kenn defatu ko bii fi ñëwee taxul ñu wax ci dara bindal nañu ca kaw ba ñu ñëwoon fi mais ba tey jusqu'à présent gisuñu dara. fil haute tension yi daanaka dafa bokk ci décoru kër yi mu nekk lu tiital lool askan wi ñi ragal mu indi leen ay jafe-jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram. dañoo ñëw fekk ñu tabax ba yeggal ñu jaare ci haute tension bi ñu jaarale ko ci kaw bindal nañu. ba yónnee ko ba ñu am fi constat bi fi ñëwoon mais dellu si waataguñu ba tey. sa haute tension bi jógee Kër Mbaye sa fay bi communiqué ak moom fa mu jaar dañ koo bàyyee plus de 20 mètres mu continuer ba ca fële gendarmerie bu Mbuur ba ñii nag dañoo ñëw fekk dëkk bi ñu jaarale ko ci biir 608 parcelles. dañu ñu yóbbu ko foo xam dañ koy wutal bayaalu boppam mu dem directement. loolu transfert yooyu laa ne amagul waaye mënta wërta mën a ñàkk ndax kenn du fekk courant bu nga nit ñi di ko nokki. di ko noyyi loolu jékku jaaduwul ñoom gis nañu ko. kër Samba Lawbe amul benn antenne relais société yi nga xamante ni ñooy toppatoo mbiru téléphone. ba tax mu jafe lool pour am connexion internet si dëkk bi nga xamante ni mu ngi bokk ci communauté rurale bu Malicounda. ñu joyanti rek directeur général bu Sonatel moom moo doon dalal ñi nga xam ne ñoo di mouvement Y'en a marre ñoom nag ginnaaw bi nga xamante ni jamono yi yëpp dégg ngeen coowal yokk yi amoon ci Illimix orange ba ñu waxtaanee ak moom itamit xamle na ni daal dinañu xool ci weer yi di ñëw forfait yi nu ñuy def ba joyanti ko ba wàcce ko ba askan bi gis ci seen bopp ndax xam ngeen ni jamono yee mouvement Y'en a marre SOS consommateur ak boycott orange ñoom nag dañu nekkoon ci combat nee na ñu tam dinañ ko wéyal ba keroog ñuy gis lu nga xamante ni nii dal na seen xel ñu déglu ci Aliou Sané mi yor seen porte-parole. Orange nee nañ leen ni yéen de depuis le 22 juillet tarif yi ngeen indi ci mbirum Illimix yi yéen rek ci gis wàññi te waaye sénégalais yi ci seen i poche li ñuy sentir mooy dafa am yokkute. ñu ne ko directeur ñun li ñu foog ni loolu mooy saafaral mbir yi te ñu jeexal lii ñu jàll ci leneen mooy tarif yu nekkoon en vigueur avant le 22 juillet ñu indiwaat ko. tarif yi ngeen indi yu bees yi ñu garder ko jox sénégalais bi
le choix de pouvoir choisir donc nee nañ ni jàpp nañ ni li ñu leen wax yenu na maana et que moom ak ay services am dinañ liggéey pour que dans les mois à venir loolu ñu mun ko matérialiser pour que sénégalais bu nekk nga am choix wu jël tarifu 1900 avant 22 juillet wala jël tarif yu bees yi nga xamante ni léegi ñun dañu war a dox à ce que loolu mu matérialiser wu fi muy njëkkee mooy dinañu daje directeur généralu ARTP sàkku nañu ndaje boobu amaguñu réponse de sa part mais buñ dajeek moom li ñu war a def mooy fexe ba moom aussi autorité bi mu jouer son rôle pour que li fi jóge comme ay engagement yi fi Orange annoncé que ñu mun ko matérialiser lu mu gën a gaaw dafa ni dans les mois à venir. ñu àddu jëmale ci coowal justice ak magistrature bi nga xam ne daal jamono yi yëngu na ki nga xam ne nag moom moo di Hawa Bah nee na daal faaw ñu joyanti defaraat bu baax a baax tooginu justice su Sénégal moom nag moom mooy directrice bu bureau OSIWA nee na yi tamit faaw rek justice bi moom boppam am li ñu tuddee indépendance ñu déglu Hawa Bah ci micro Sophia Ba. boo ñuy seetloo fan yëpp ñu ngi gis ay xëccoo xiroo ngaayoo entre magistrats ci seen bopp mais surtout entre magistrats ak li ñuy wax exécutif maanaam ministère de la justice ou principalement le ministre de la justice li ko indi mooy dañuy gis ni crise secteur de la justice mais c'est pas la première fois lii du lu bees yu ñuy wax waxu indépendance de la justice yàgg nañ ko fi wax yàgg nañu aussi teg ay xalaat bind ay propositions pour enfin ñu renforcer suñu démocratie renforcer démocratie bi mooy fu muy jaar mooy ñu équilibrer maanaam bu ñu nee démocratie pouvoir législatif le pouvoir exécutif ak pouvoir judiciaire ñu fexe ba benn pouvoir duñu am impression que pour benn pouvoir mooy dominer yeneen pouvoir yi bu ñu laajee tey Sénégalais yi nan lañ gisee justice bi Sénégalais yu bare amul wóolootuñu justice bi lu tax wóolatuñu justice bi parce que dañ gis ne justice bi y a une justice dafa am justice pour ñi am pour ñu nekk ci nguur gi wala pour ñi xam ne dañoo am alal ak y a une justice pour les pauvres du même traitement lay am loolu lu koy indi mooy peut-être dañuy gis ay décisions de justice yoo xam ne dañuy gis affaire judiciaire yoo xamante ni dañuy gis ni xëy na nguur gi daf siy dugal loxoom magistrat yi mel ni dañuy fippu ci temps yi ñu ne bëggatuñu dugal bi nguur di dugal loxoom ci affaire judiciaire mais surtout dañuy bañ fi nga relation hiérarchique boo xamante ni dafa am entre le ministère de la justice ak magistrat ci seen gestion carrière ci seen nomination mais aussi même sur moyens yi ñu mettre en lu ñu leen di jox pour ñu mën a def seen liggéey. journaliste bi di Alassane Diawara lu ni mel daanaka moom la wax ndax nee na faaw rek justice ànd ak dal ngir mën a def liggéeyam ci anam yu mu gën a rafete nee na yi tamit faaw ñu fexe ba daal de solution am ci coow li am ci wàllu justice bi rawatina diggante jëwriñ ji nga xam ni mooy jëwriñ ji yor wàllu justice ak magistrat yi Alassane Diawara ci micro Sophia Ba. waaw réforme juridique du Sénégal je crois que yàgg nañ ci wax daal am na ñu ciy def ay xalaat magistrat ci seen bopp yàgg nañu daje pour discuter ci mais nag je crois que li gën a tax ñu war ci mën wax mooy li nga xamante ni xiiroo bi nga xamante ni moo nekk actuellement ci niveau justice bi entre président union des magistrats ak hiérarchie bon là je crois que fi mu ne affaire yi ñor daal ba ñu war ci mën wax parce que Sénégalu ñëpp la. léegi bu ñu demee léegi ba xamatuñu fa ñu jëm war nañu mën quand même taxaw tuuti xool fan la ñu toll ak naka la ñu war a xoolaatee nu ñu doxale daal. waaw comme ni nga ko waxee Sénégal pour ñëpp la est-ce que foog nga ni citoyens yi am nañ confiance ci justice bi fi mu ne nii. waaw mais mooy li xew parce que Sénégalu 20 ans ci ginnaaw ak Sénégalu léegi bokkul gaa ñi jàng nañu xale yoo xamante ne dañu jàng ba ni ar jàng nañ fu ne donc am na yoo xamante ni peut-être ñun mag ñi nangu nañ ko mais yoo xamante ne xale yi dootuñu ko nangoo ci daal. lu ñuy dugg lu ne day fekk mu den lu leer nañ et gannaaw nañ par exemple justice bi turu Sénégal lañ koy def su fekkente ni ñi nga xamante ñoom ngay àtte dem nañu ba wóolootuñu la gis nañ ci ab loo xamante ni jàpp nañ ne dafa xajam ñenn war nañ mën dellu gannaaw xool nañu def pour stade daal pour mën dem. pour finir yan solution ngay préconiser yow pour justement ci réforme bi yan genre bu réforme lañ war a def.
non enfin solution bi je crois que magistrat yi seen bopp les hommes de justice seen bopp ñoom nga yor y a des avocats y a des juges ñoo jàngandoo y a des professeurs d'université yoo xamante ni bon décision de justice bu ne dañ koy commenter étudiants yeeg ñëpp ñoom ñoo yor la solution ñun nous sommes des justiciables ñun dañu xool léegi nag su fekkente ni bon réforme yi jaar na yoon je crois que ku ci nekk war na ci mën gis boppam. kuréel gi di plateforme citoyenne ñu tuddee ko gage ñoom nag li ñu bëgg daal mooy fexe ba gis-gisu askan bi daal di soppeeku rawatina jëm ci wàllu politique rawatina ci ndaw ñi nee na nag fi mu toll nii ndaw ñi dañoo war a xam ni réew mi seenum réew la te tamit fa nga xam ni fa la ñuy nase di fa noccee ñoom dañ faa war a am kàddu te loolu nag mi ngi aju rek ci ñoom naka la ñuy defee lu ni mel ñu déglu reportage bi lee fexe ba am askan bu libre démocratique bi nga xam ne lépp lu ñuy def ci mbooloo lañ koy tënkoo rawatina ñu mën a am pàcc yu bari yuy jóge ci wàllum politique lii mooy bëgg-bëgg plateforme citoyenne gage. mooy nan la ñuy def ba nga xamante ne si ni li ñu am ci doole wala ci xam-xam wala ci xel dinañ ko mettre au service de notre nation au service de notre république au service du Sénégal ku wax Sénégal nag wax les Sénégalais suñuy concitoyens ñaareel bi mooy bu ñu ko bëggee def nan lañ koy defee. dañuy jël li nga xamante ni si ni moom moo gën a fort ci ñun muy suñuy valeur nit ñu yaree nit ñu defee ba nga xamante ni si ni nekk nañ nit ñu bokk kook nit ñi séddoo kook nit ñi fexe ba nga xamante ni si loolu du dañ fexe ba aussi ñeneen ñi nga xamante ni si ni xaw nañ koo ñàkk as tuut ñu delloo si leen ci ba nga xamante ni dinañ am les meilleures valeurs yi nga xamante ni moom la Sénégal soxla. ndaw yi war nañu mën a jël seeni place ci lépp loo xam ne mooy indi yokkute jëmale ko ci askan gile loolu di xalaatu président bi nga xam ne moo jiite plateforme gage. xamante ni si ni ñoom la ñu dëkk seeni ndaw yi fa dëkk daanaka nekkul ñoom ñoo leen di représenté ci instance de décision yi ñu ne kat lii dafa war a changer pour mu changer nag il faut que ñu capacité fexe ba nga xamante ni si ñi ñu dëkkal wala ñi ñu ko bokkal ñi ci jot am xam-xam ba pare ñu ne leen wàcc leen terrain bi ngeen engagé wu ñi ko jotul am ñu fexe ba dooleel leen. kàttanal leen en terme de connaissance comme ça ñu mën a wàcc ci terrain bi bokk ak ñi nga xam te ñoom ñoo yor tey ji politique bi champ bi décision yi ñoom ñëpp ñu bokk koo jël ndax nit kat balaa ngaa naam nekk fa bu fekkee nekkoo fa li ñuy jël sa ginnaaw rek lañ koy jël mu ñëw impacté la tey li ñuy jooy ci askan wi bari na ci wàllum mbënn gi ci wàllum paj mi ci wàllum éducation bi ci wàllum guerre bi ak yeneen loolu li ko waral moom mooy ñi nga xam te si ñoom ñoo war a jël décision bokkul ak ñi nga xam te si ñoom ñoo koy dund. politique warul doon mbir bi nga xam ne ay ñenn ci askan gi rek ñoo ko war a def ku nekk war na cee mën a dugal loxoom loolu mooy bëgg-bëgg plateforme citoyenne gage ñoom ñi le di woo ndaw yi le ñu jéem a fexe ba defar seeni jikko ak seeni jëf ba képp koo xam ne moo leen gis ci askan gi le mu mën a roy ci ñoom. jërëjëf Mamadou Lamine Fati dañuy daal di dem ba Kolda ci bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel poste ci àdduna wërngal këpp direction ba fa nekk nag di direction régionale bi ñoom nee nañu daal dinañu xool nu ñuy def ba buuxante ak ñi nga xam ne seen i wujj lañu ba jël place bi te loolu it dinañu sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi rawatina bi nga xamante ni bourse familiale yi ñëwoon na ñoom mu jaar ci seen i loxo liggéey bañ ca def tax na ñu daal di am beneen gis-gis bu nga xam ne dinañu am taxawaay bu am solo ngir rek mën a nekk numéro ci wet googu Kasseme Camara direction régionale ñu déglu ko ci micro Seydou Diatta. damay paraphraser rek ni koy directeur général waxee mooy dañu war a fësal ñun poste lu ñuy def ngir askan bi te journée mondiale rek moo ñu koy permettre on devrait faire des journées portes ouvertes maanaam ubbi suñuy buntu yi ni ñuy ñëw xool poste lu ñuy def mais ak Covid bi wax dëgg fa yàlla ñëw ni ñuy dugal leen dina xaw a jafe moo tax tey ñu def ko bu simple nii parce que gox ak goxaan yu sori fii si région bi. poste moo fa ne booy jël sunu wujj yi pratiquement si dëkk yu mag yi rek la ñu ne donc poste mooy dem fenn day participer à l'aménagement du territoire am na gox yoo xam ne je donne juste benn exemple Koumbakara daanaka mooy gox bi gën a sori si département bu Kolda. donc liggéey poste la il faut nu koy fësal autorités yi xam ko mun nu jàppale population bi xam ko ne poste nekkuñu fii pour bénéfice dañ fi nekk pour lépp lu nu def rek pour nu ji delloo waat ko si population bi loolu daal moo nu tax a jóg te loolu mooy solos tey journée mondiale bi loolu weesee aussi nu jublu si bourse familiale parce que daanaka loolu bokk na sunu liggéey bi nga xam ne moo gën a métti si bourse familiale yi parce que 9 mois yi fay nañ 1,737 milliard en bourse familiale boo ko divisé bu nekk par 25 000 ça vous donne une idée du nombre de boursiers qu'on a eu à payer au niveau de la région de Kolda. si biir mbas mi amoon ay restrictions si transport ne bu kenn transport amul boobaa ñun poste noo doon dem si gox yeeg goxaan yi doon fa fay
def nañ ko fii lu mat fukki gox ak ñaar fii si Kolda am na yoo xam ne waa Diaobé noo ko def am na yoo xam ne waa Médina Gounass noo ko def Vélingara donc nu fay leen. tey jii tamit la ñu doon amal bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp ñi nga xam ne dañuy dund ak laago ñoom nag fii ci Sénégal ci jafe-jafe yu tar la ñu nekk rawatina ci wàllu transport di dem beeg dikk bi ba tax na nee nañu daal ñu ci bari ci ñenn ci askan bi dañ leen di beddi waaye nag ñi ngi ñaan nguur gi ñu wutal leen seen bisu transport yu nga xamante ni ñoom kot rek donc ñoom ñoo ca yéeg ak a wàcc te mu dëppoo itamit ak seen melokaan waaye tamit leneen li nga xam ni wax nañu ko nee nañu daal fi mu toll nii faaw ñu boole leen ci société bi te loolu nag dina bokk ci li nga xam ni mooy tax ba ñoom ñu mën a daal seen nekkin gën a rafet. Alassane Niang Seydina Baye. situation ñi nga xam ne ñuy dund ak laago ci Sénégal nekk na lu jafe rawatina ci secteur dem beeg dikk bi ñoom ñu jàpp ni dafa am ñenn ci chauffeur yi ñu leen xaw a bedd. waaw affaire bi tamit xam nga état moom tamit fan non NK pépp la fàtte xam nga ñun affaire dafa métti quoi Baye Fall waa ay vis ci heure ay vis day bañ wala taxi wala ay njëgëñaay wala lépp daal wóor na yàlla handicapé lañ fàtte si lépp daal billaahi état moom wax dëgg yàlla handicapé la fàtte. am na ay jafe-jafe si yéeg ak wàcc bi xam nga ak pousse-pousse yi tamit ñu yor man am naa pousse-pousse am naa beeke am naa sama moto waaye affaire bi métti na trop daal si oto yi daal waaw dañuy bañ dañuy def lu ne billaahi dañuy bañ muy oto muy taxi muy vis muy car muy njëgëñaay boo arrêté billaahi wallaahi fekk amu ay beeke nag voilà dañuy bañ. voilà ñoo ngi fii ci centre ville bu Dakar Mouhamed dañuy nettali jafe-jafe yi nga xam ni moom lay jànkonteel bés bu ne. parce que avant jamono laay wàdd ñun daaw ñu woon fay bis mais léegi man un jour dugg naa benn bis mu may indi ville de mais waa ji def na ma da ngay dagg ticket far force ma ne ko non ñun dagg ticket wàcc nañu parce que ay handicapé leen ay néew di doole leen maa gën a am lu ma dagg ticket mais du ma dagg ticket. dafa metti man mas naa yéeg sax daanu sama loxo dagg ma gaañu bu metti ci marché pied Ndiaga Ndiaye dama yaakaaroon sax damay tataan. waaw dama daggoon fii gisoo mais dama doon yéeg quoi bi ma ni may yéega nii rek tarxiis après bi ma tarxiisee sama loxo dal si marché benn weñ moo ma xotti. Mor Diop mi ngi amee feebaru laago ci bu muy am fukki at ak juróom-ñett mu ngi yor kër boppam te ci yelwaan la ko amee mu ñuy xamal itam que ni yenn jafe-jafe yi nga xam ni yenn moromam dañ koy jànkonteel ci dem beeg dikk bi moom fekk ko ci ginnaaw bi nga xam ne lu muy déplacé wu ci boppam daanaka daa bëriwul. man na côté boobu yàlla dimbali na ma ci bii si moom su ma bëggee yéeg mën naa yéegal sama bopp su ma bëggee wàcc mën naa wàccal sama bopp man léegi sax laa yor fauteuil roulant yi mais benn côté yàlla daf ma cee dimbali woon ba nga xamante ne bii nii du ma mën a jóg dem mais mën naa raam loo xamante ne bii nii fu ma bëgg a dem mën naa fa raam ak sama tànk demal fa sama bopp samay déplacement moom bëriwul parce que su ma xasee génn sama kër ba ñëw fii nii mën naa yenn fii le matin ba le soir may doog a dugg foofu samay voyage tam bëriwul mën naa toog fii 1 an 2 ans yoo xamante ne bii nii man Touba laa dëkk mën naa toog fii 1 an 2 ans yoo xamante ne bii nii du ma bousee fii. dundinu ñi nga xam ne dañoo amee handicap nekk na lu métti rawatina ci secteur transport bi loolu tax ñi nga xam ne dañoo amee feebaru laago di ñaan nguuru Sénégal andi ay saafara ci li ni mel ngir mën a améliorer li nga xam ne moo di seen condition de vie. dañuy dem ba Ndar Géej cathédrale di këru diine yi ci wàllu jàngu bi defaraat nañu ko lu mat juróom-ñeenti téeméeri million ci suñuy koppar la ñu ca daal di dugal ñi nga xam ne nag ñoom ñooy communauté chrétienne bu Ndar ñoom kontaan nañ ci lool ndaxte cathédrale boobee depuis 2018 ba léegi la ñu tàmbali woon liggéey bi fi mu toll nii nag pare na ba dinañ fa mën a dem di fa def seen jaamu yàlla ci anam yu mu leen neexee Momar Alice Niang mook tax sek ñu tàmbali woon ko ci weeru novembre ci atum 2018 liggéey bi jëmoon ci yeesalaat cathédrale bu Ndar daanaka sotti na ba jébbal nañu caabi yi responsable jàngu bi fii ci diwaanub Ndar. Aujourd'hui, cette restauration nous inspire l'entente, la collaboration entre nous, l'unité et le désir de travailler ensemble pour améliorer cette ville. dañu am mbégte jox caabi ji tey ñu jox ko ci loxo jaarale ko ci loxo monsieur Abdoulaye Diop ministre de la culture et de la communication moo xam ne volonté du président Macky Sall am pour développer la ville de Saint-Louis programme bu ñu naan
le programme de développement touristique de Saint-Louis et de sa région. yeesalaat cathédrale boobee nag def nañ ci lu tolloog juróom-ñeenti téeméeri million ci suñuy koppar ci ndimbalub kuréel kii di AFD nga xamante ni moo financé plan de développement touristique ci lu tolloog fukk ak juróom-benn milliards ci suñuy koppar. Cantonné pas à la réhabilitation de la cathédrale, qui est un projet plus large qui vise réellement la modernisation du patrimoine à la fois historique et culturel de la ville de Saint-Louis pour lui redonner tout son attrait auprès des touristes du monde entier. su weesoo PDT boobu état bu Sénégal fas yéene na yeesalaat yeneen bâtiment yu nga xamante ni ñu ngi fii ci biir dëkk bi. xam ngeen ne Saint-Louis spécificité bu mu am mooy patrimoine la par exemple patrimoine bu am solo la que tey décision volonté gouvernement bi mooy ñu jéem a réhabilité yëpp lépp processus la bu fekkee tey pare nañu lii suba ñu commencé nañu ay études yoo xam ne sax ci gouvernance yi loolu su paree pour que ñu mun koy def tam. lu sorewul dara cathédrale bi place bi di place Baye Ndar foofee tamit liggéey ba ma ngay tàmbali jëm ci yeesalaat bi loolee lépp nag tënku ci programme de développement touristique bile. ñu daal di wax ci tolluwaayu jàngoroy coronavirus ci bésub tey bi fii ci Sénégal ci limub junni ak fukk ak juróom-ñeenti test yu nga xam ni def nañu ko ñaar fukk ak ñett ñoom ñoo ñëw ànd ak doomu jàngoro ji am na ci tamit fukki cas wala fukki cas contact fukk ak benn cas communautaire ñetti cas importé ca aéroport international Blaise Diagne am na yi tamit juróom benn fukk ak juróom-ñett yu nga xam ni wér nañu juróomi cas yu nekk ca Sowétas benn nit nag ñàkku ci bakkanam bésub tey limub ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett ba léegi mu mel ni que doomu jàngoro ji mi ngi dellu ginnaaw waaye ba léegi mi ngi fii ñu gën di jël suñuy matuwaay ngir jëlee ko fii. ci wàllu tàggat yaram jongante xarito buy dox ci diggante Sénégal ak Maroc fële ca Rabat Sénégal nag dañu ko jiital benn bal ci dara gis ngeen ko but baa ngi noonu ki nga xam ne moo di Hakimi moom moo téye bal bi fixé défense bi def centre Mbagala dal di koy reprendre ci kanamu défense bi mu dugg muy benn bal ci dara fi mu toll nii nag kon Sénégal moom la ñu pattal moom mooy jéem a lonkar ci patt boobu ci ñaareelu xaaj bi mu mel ni que équipe bu Sénégal bi fi mu toll nii yeewoogul kon nag Maroc moom moo amagum benn Sénégal amagul dara dinañ ci dellusiwaat ak yéen ci suñu xibaaru nasaraan yi ngir jox leen résultat final bi. jàngeen jëf ci topp gi ngeen di topp suñuy programme ñu bàyyi leen ak Khalifa Diakhaté ma delluwaat ci rajo ba ci wàllu lii di matchu Sénégal ak Maroc.